asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum sama dëkkandoo yi asalaamaaleykum waa Wakhinane Nimzatt et di ñëwaat ci mon point de vue di kontaan trop nag ci ñëwaat ci mon point de vue waaw di doon toog rek di xoolaat atmosphère politique bi ak nit ñi nga xam ne bon par exemple dañu ne dëkk bi moo leen amal soxla di xoolaat seeni réaction ak seeni jóg ak seeni daanu waaw di kontaan trop ci ñi nga xam ni mon point de vue dañ ko bëgg a def li nga xam ni support lañ ko bëgg a def bi nga xam ni dafay yee suñu askan day jàppale suñu daf ñuy permettre aussi ñu mën di comprendre ti xam ñan ñoo ñu war a jiite waaw di nuyu waa diaspora bi yombul li ngeen def noonu yombul ne Papis ñun on est prêt concerté wu leen seen biir waxtaan leen xool ñun ban nit moo leen doy on est prêt à mettre nos moyens et je vous remercie et je vous encourage di féliciter aussi un ami Ousmane Gueye je ne comprends pas très bien la langue italienne mais je sais que ni foofu yaa ngi fooy am lenn li nga xam yaa ngi koy yëngu politiquement noonu nga mel waaw nit la ki nga xam ne da nga xam sa valeur et c'est très bien et je vous encourage et vous félicite voilà di féliciter tous les Italiens suñu gars diaspora yu nekk Italie yëpp maa ngi leen di leen nuyu di wax ni combat bi commencé na combat pour les locales pour les élections locales commencé na France Espagne et en Europe partout Allemagne soyez à l'écoute et soyez prêts les États-Unis soyez prêts et aussi sans oublier ñi nga xam ne ñoo ngi fii pare pour mettre seen moyen pare pour mettre seen xaalis pare pour mettre même seeni matériel pour ñu am un bon candidat soutenir ko pour les élections locales parce que waxtaanu tey foofu lay accentué wu te di gën a ñaax aussi suñu mbokk yi nga xam ne ñun ñoo doon xeex ci aar suñu littoral ñu gën a jàpp gën a vigilant c'est le moment gën a vigilant gën a jàpp gën a vigilant et aussi mettre suñu poids sur les candidats yi nga xam ni dañuy xeex pour l'environnement mën leen soutenir et je vais essayer de faire un contact avec société civile bi yëpp commencé nañu bon dinañu def de telle sorte que ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñu dem contacter ñi ñu war a contacter ñëpp surtout société civile bi nga xam ne ñoom ci environnement dañ ciy yëngatu ñu waxtaan ak ñoom waaw di remercier ñooñu nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal nekk ci biir Wakhinane Nimzatt pare pour mettre 200 000 300 000 500 000 pour rien que pour ñu am équipe bu nga xam ni day doxal Wakhinane Nimzatt correctement ñooñu maa ngi leen di nuyu di leen remercier di leen sant di leen gërëm di remercier aussi tous les mouvements citoyens yi nga xam ni ñoo ngi fii ci Wakhinane Nimzatt ñi nga xam ni jóg nañu ne dañoo bëgg changement ou bien dañoo bëgg doxal ñu impliqué wu ci doxalinu municipal suñu mairie bi ñooñu aussi maa ngi leen di nuyu waaye nag dafa am comme li Olof Njaay di wax bët du yéen waaye xam na lu bopp attan dégg naa ay nit ñu bari ñuy souffler ni ñooñu dañu bëgg a nekk candidat ngir yàlla yonent yi boo leen amee seen 15 millions yoo leen di joxe wala yoo leen di def dimbale leen ñu ngeen xool feneen foo leen ko def wala leneen lu koy dimbale ngeen bàyyi suñu mairie parce que mënu leen ko yor wax dëgg dafa neex mënu leen ko yor amu leen carrière bi amu leen capacité bi amu leen vécu bi amu leen dara am pour yor suñu mairie amu leen ko bu yóbboo ngeen teel a toog te bañ ñu sonal parce que trop de candidats peut même tuer les candidats les potentiels candidats yi nga xam ne ñii ñoom ñoo war a mën a yor bi dañuy dem ba dañ leen di nasaxal et c'est pas bon du ñu permettre ñu mën a tànn un bon candidat ñii annoncé wu ñëpp intérêt rek moo tax mais du capacité bi du programme du dara lu leen war a mën a may ñu ñëw ne ñoom dañu jóg pour suqali Wakhinane Nimzatt
am na kenn ñenn ñi nga xam sax dama ciy rencontré ak ñoom ñu may wax ay kan man yow dégg naa nga ne candidat waaw xamuñu sax délimitation wu wax naa ni sax xamuñu ko et c'est grave nga ne candidat nga bëgg a doon nañu moytu loolu day nasaxal gis nga ñun waxi naan Nimzatt bi moom la ñu am moom la ñu am moom la ñu xam fii la ñu juddoo màggee fi yoroo fii la ñu xamee lépp fii lañ ko xamee donc duñu seetaan ñu koy foye duñ ko seetaan loolu benn la. Deuxièmement man je mettrai tout sama force yëpp dinaa ko def ci nit ñu bëgg ñoo parasiter un candidat Macky Sall toog ci bureau bi ne votel leen diw Yewwi Askan Wi xawma yeew toog fële ne votel leen diw ñeneen ñi yeneen coalition yi toog fële non bu ñu nangu loolu te man à partir de maintenant comme ni ma waxoon mon point de vue dinaa jëlaat beneen rubrique gu wër pour yee askan bi su dee caravane laay def bu ak lu ma munti def yor suma rajo wër di leen wax ni comment choisir un candidat je le ferai mettre aussi les moyens pour un candidat comme ni ma ko waxee woon si on a un candidat potentiel si on a un candidat bi nga xam ni kii doomu gox bi la ñun ñoo ko xoolal suñu bopp tànnal ko suñu bopp ne kii la man Papis Camara man maay njëkk a teg sur la table 500 000 billahi wallahi watallahi 500 000 je le mettrai sur la table ñu démarrer ko diaspora bi ñoom ñëpp ils m'ont donné leur parole que ni dañuy joxe seen xaalis des gens yi nga xam ne ay sportifs fii billahi wallahi taala du ma citer ay noms ñi nga xam ni yàlla def na ni ñu xaw a am tuuti tur léegi xaw a tekki ci foofu affaire yi aussi sport bi ñenn ñi nga xam ne xaw nañu tekki ci seen commerce ñenn ñi ñoom ñëpp ils m'ont promis que ni bis bu ñu amee un candidat bi nga xam ni ci gox bi lay dëkk dinañu génne seen xaalis teg ko. am na ñi nga xam ni man maay weñ seen loxo dañ may jox par force parce que man crédible laa ne noonu ci fii ma dëkk Wakhinane Nimzatt am naa fa boobu crédibilité am naa ko fi. ku ma laaj jox ma danga may jox parce que liñ may jox noonu ñoom xam nañ ni du pour man te xam nañ ni man bu ma soxlaa du ñoom laay laaj donc loolu ñu am ñun amuñu benn candidat bu ko am loolu atu la depuis combien de temps maa ngi leen di wax ni ñëw leen ñu waxtaan ñu ut un candidat potentiel ça fait plus de 3 ans coalition yi kañ la juddu même pas une semaine ñoom ñu bëgg a am candidat ñun mënuñu am un candidat ou bien mënuñoo postuler wu ci ginnaawu nit loolu dafa ñaaw sax dafa ñaaw dafay wane ni yéen ñiy def fii politique wala yéen ñiy yëngu politiquement pour affaire si dafay wane ni seen bopp ngeen fi nekkal donc intérêt dëkk bi taxu leen jóg am na lu nga xam ni lu ma metti torop la parasiter un candidat jëlee fële candidat ni fii demal diw ñu votel la loolu moom du fi am te ku ko fi def xamal ni tu vas perdre joxewaat beneen chemin bi nga xam ni dama bëgg aussi ñun ñi nga xam ni au moins yàlla may na ñuy xalaat tuuti ci wàllu yorinu gox-goxaat wala yorim réew wala yorim société wala yorim dara ñu yee ko suñu yaay yeeg suñuy dëkkandoo yi man sama koñ moom ne vous en faites pas parce que lu ñu war wax naa ko dox fii ma dëkkee parce que béy ci say weewu tànk man ñëpp xam nañ ma ci loolu même bu ma rombee nit ci mbedd sax ma xam ni yow mii da nga am tuuti idée ci kii daf may jaral ma jël 10 minutes ci sama temps taxaw ak yow waxtaan ak yow pour lan pour intérêt gox bi intérêt Guédiawaye intérêt Sénégal na ñëpp am idée boobu am na des gens yi nga xam ni dañu nekk ci yeneen mouvement dañu ne non ñoom bàyyi nañu politique loolu mooy ba rey leen population bi ñoom am nañu xalaat bu ñu bàyyi il faut que ñoo ñëpp ñu dem récupérer leen waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw bokk ci ligne bi. Quatrièmement il faut que ñu mën a xam
ñan ñoo éligible ak ñu éligible ñan ñoo war a mën a laaj ni man maire laa bu loolu weesoo mais conseils yi c'est combien de conseils man duma seetaan fii benn waaye jóge fale je donne un exemple ci Racine Talla ou bien kenn ku nga xam ni Yewwi Askan Wi lay bokk wala keneen un exemple mu ñëw avec bande de copains defar seen liste ñëw imposer ko nit ñi pour ñoom ñu falu après ñoom ñu ñëw ca diriger non loolu moo war a jeex Wakhinane Nimzatt ñun ñëpp ko bokk mairie yi ñëpp ko bokk dañu war a xool nu ñuy falee maire d'abord li ñuy njëkk a xool mooy balaa programme avant sa programme yow nañu xool say conseillers ñan la bu ñu xoolee say conseillers ñan la ba pare ñu xool conseillers nan lañ ko def nan la dëkk bi nan lañu daggee dëkk bi ñu xool ndax quartier bu ne wala koñ bu nekk est-ce que benn représentant am na fa ci sa liste yow c'est ça qui est normal la ana ndeyu yow nga dem yow yaay maire nga jël sa 105 nga jël sa 70 copains wala tant de copains def leen ci sa liste toog pour nga gagner après ngeen toog sans ngeen rendre compte personne ngeen di toog di ne da ngeen di gérer ñun suñuy bien loolu moo war a jeex fii mairie Wakhinane Nimzatt bi conseil yi nan la demee c'est très mal réparti li taxoon ma doon wax ni Racine man maa ko ëpp doole ci Wakhinane Nimzatt c'est tout simplement ça moom benn gox la am ay conseils yi nga xam ne dañ koy liggéeyal benn gox te dafa visible ci liggéeyam en contrepartie yeneen gox yi même moom fi mu dëkk kan moo fay conseiller am Cheikh Ngom kan moo fay conseiller am Marché Ndiarème kan moo fay conseiller am Wakhinane kan moo fay conseiller am kan moo fay conseiller ñun nañu yeewu képp ku nga xam ni da ngay présenté wu sa liste nañu xool say conseil nan la répartir woowu est-ce que yow say conseil say bande de copains la wala yéen a bokk parti wala yéen a ñu xool loolu d'abord ensuite ñu doog a xool yow sa programme loolu yéen jigéen ñi seen mbootaay yooyu ngeen def il faut ñu wax ak yéen c'est pas parce que ni kii moo lay financé chaque semaine mu jox la 50 000 wala 100 000 la kooku nga war a voter wala kooku nga war a àndal loolu seen xaalis lañ leen di jox mën nañ leen organiser d'une autre manière ci biir gox bi ci biir dëkk bi ci biir Wakhinane Nimzatt ba defal leen ay sièges ay kër yi nga xam dañ leen koy daggal fa ngeen di dajaloo defal seen banque bopp ak tout yooyu yëpp ay idée la yi nga xam ni ay programme la yi nga xam ni mën nañ leen ko def mais gis nga financement am demal jaay gi loolu dafa war a jeex est-ce que kan la ci avancé loolu personne pour ne pas vexer seen maire yeeg yooyu yéen a xam yéen nan ngeen koy kiiyee eux ils font ñoom ñu ngi def job bu nice parce que ñu ngi leen di dimbale waaye nag loolu da ngeen war a dépasser foofu léegi maire yi dépassé na foofu le maire c'est le responsable c'est le président moom mooy représenter président ci biir gox bi ci biir mairie bi moom mooy jël ay toutes les décisions yi nga xam ne moom moo koy jël mooy uti ay projet moom mooy teg ay projet moom mooy uti ay partenaires mooy tout donc kooku il faut mu dëkk ci dëkk bi il faut mu am jotu dëkk bi il faut muy déglu waa dëkk bi il le faut sans oublier pour ma bañ a focaliser wu trop ci élection locale yi nañu yee suñu askan ñun suñu Wakhinane Nimzatt bi c'est très facile yomb na gagner billahi wallahi wa taala man je ne vois pas pour l'instant un candidat bi nga xam ni taxaw na mais c'est très facile yomb na gagner dans la mesure où nga xam nan ngay defee c'est très facile déjà yow nee nañ la yow nekkal candidat les moyens yow ñi nga xam ne ñoo lay soutenir ñoom ñooy créer les moyens créer la condition bi nga xam ni yow di nga mën a dem ci tranquillité mais ñun mënuñu ko am fii loolu c'est grave
pourquoi ñun ñu yaakaar ni politiciens yi rek ñoom ñoo war a jiite politiciens yi rek ñoom ñoo war a xalaat politiciens yi rek ñoom ñoo war a non c'est pas normal. yéen politiciens yi aussi jàppale leen ñu dimbale leen ñu nan ngeen ñuy jàppale ni mooy ni population bi bu yeewul xam ni moom dafa war a bokk ci liy doxal dëkk bi yéen ngeen yee ko noo leen koy yeewee mooy nii man kat dafa dëkk bi moo ma tax a jóg te man la ñu nar a fal maire dinaa def le tout ba koñ bu ne ma am fa conseiller wala chef de quartier bu ne ma am fa conseiller bañ koo jox chef de quartier yi nag parce que ñoom lu yàlla xam doy na pour bañ a tooñ bañ leen ko mais da ngay xool ca koñ ba ki nga xam ni bu dul élection du dara da nga koy gis sax bu dara dul dara day génne alalam di ko def ci koñ bi wala day woowaa koñ bi di leen conscientiser di waxtaan ak ñoom ki nga xam ni day waxtaan ak koñ bi di xool lan lay mooy avancer la chaque jour ngay xool noonu jël ko conseil te dugal ko ci mairie bi man je pense que bu ku bëgg a liggéey noonu lay def mais doo dem fële Macky Sall ne la bon demal fële yooyu yaay nekk maire nga dem fële Khalifa Sall ne la demal fële yaay nekk maire wala Sonko ne la demal fële yaay nekk maire nga wala Cheikh Bamba Dièye wala ñeneen ñi ñëw ne la yaay nekk maire nga bëgg wax naan ni mu daan moom ay dof dëkkuñu fi day ngaa ko dëkk même bu dee bu fekkoon ni seetaan bi ëppoon na léegi dootul am même suñu amul candidat ñun li ma bindoon ça fait plus de ñaata at on sera très influent ci élection yi même kii gagné même bu dul ñun ñoo ko ñun c'est notre cas même bu ñu amul candidat dina nekk nit ki nga xam ni day bokk ci ki nga xam ni dañ koy pousse ki nga xam ni mooy gën ci suñu waxtu naan limsaat bi loolu bi yóbboo n'importe quel parti n'importe quelle coalition bi yóbboo nga def loolu sa bopp parce que ñun dañu décider ça bañu ñu si def ci suñu xaalis suñuy moyen suñu lépp pour que ñu am wax naan limsaat bu stable bu nga xam ni da ngay xam ni kii kat boo gestoo di nga gis ni mairie bi mu ngi ci côté population bi et je félicite encore une fois les mouvements citoyens yi fi nekk yëpp maa ngi leen di féliciter c'est vrai que ni parfois dina xaw a manqué tuuti des hommes yi ay nit ñi nga xam ni dañ leen di mën a fëluloo ba mais bëgg ngeen seen gox bëgg ngeen waxi naan Nimzatt c'est ça qui est important parce que parfois dama ci tuq nit ne ko dama soxla ñu waxtaan mais damay gis ni il est engagé te lu ko tax a jóg yëpp mooy defar bëgguma citer parce que tem nga citer dañu bari dem nga citer rek nga nit ne la pourquoi waxam c'est ça bëgguma citer mais je les félicite ñoom ñëpp te nag ñu bañ a yàqamti ñoom seen bopp ñu bañ a yàqamti parce que nit bët du yenn waaye xam na lu bopp attan parce que dem fii am sa mouvement rek ñu tëggal la sabar rek nga ne da ngay yóotu ji mairie bi da ngay rey sa bopp doo dem fenn parce que da nga yóotuloo attanul voilà di sant bu baax di wax ni aussi population bi yeewu dafa jot kenn nelawatul te nii may def nii ti taxaw di waxtaan ak yéen dafa war ku ne ci mbedd yi ci réseaux sociaux yi ci sa biir kër ci lépp waxtaan dafa war ku ne te bu leen ko ragal nit du ragal a wax li ne ci boppam Sénégal gii billaahi ñun ñëpp ko bokk ñenn ñi dañ leen a ëpp fit rek di wax comme Pabis mi genre Pabis bi dañ leen ëpp fit rek taxaw di wax mais man lu ma mën a wax wala lu ma mën a def mën ngeen def lu ko raw bu toog ci mbedd bi rek chaque jour nga toog ci koñ bi teg sa caayin di naan foog ni loolu après nga naan non politiciens yi man regardez ñun bi ñuy xeex aar suñu littoral tu te rends compte y a pas même pas 2 semaines benn boy te nee na dafa bëgg mairie bi ñuy waxtaan ma ne ko mais yow balaa nga ne da ngay laaj mairie bi il faut ngeen am idée am kii affaire mu ne ma fekk ñuy waxtaan ak ay nit sa des amis yi nga xam ni ñi ma doon waxtaanal ñooñu sax pare nañu pour def seen xaalis ci suuf ci li ñu bëgg organiser nii waa ji bi mu ñëw fekk moom ñëwoon na foofu ba taxaw di waxtaan ñu ci affaire candidature ma ne ko ma laaj ko nii ma ne ko yow j'aimerais bien nga wax ma man yow la mooy sa programme wala lan nga yéene pour wax naan c'est un gosse très engagé nag bëgg goxam la bëgg na goxam
mais xamul nu muy def pour liggéeyal ko xam parce que pour moom dafa war a laaj mairie bi am tour affaire yooyu parce que c'est pas ça. bi ma ko waxee loolu mu ne ma non grand yow xam naa la quoi yéenay grand yi nga xam ni da ngeen di laaj seen cër ci waa ci littoral bi xoolal esprit boobu xoolal xalaat boobu mu ne yéenay ñi nga xam ni da ngeen di xeex parce que dañ leen fàttee ngeen bëgg a laaj seen cër ci littoral bi xoolal boobu esprit. loolu est-ce que loolu te nee na dafay yóotu mairie bi est-ce que loolu esprit bu baax la ñi fa nekkoon di xeex littoral des hommes de valeur damay tàyyi sax léegi di cité sans oublier di fàttali di saluer sama gars yi ñi nga xam ni ñoom Papis Alfousseyni gars yi nekk Sam Notaire des gars très brave bugguma sax woon sax cité mais gars yu brave yu nekk ci aar sunu littoral Talla Gueye bu la xam nga ko des hommes de valeur Talla Gueye Michel moom du ma ko cité parce que bu ma koy cité sax mën nañu wax ni bon moom il est yoonam newul si poli yoonam newul si dara te vraiment am na lenn li nga xam ni man maa ngi moom dinaa waxtaanoo parce que nit la ki nga xam ni dañu war di ko déglu un homme désintéressé nit ki nga xam ni lii nit ñi di xëccoo moom xëccoowu ko te moom moo nekk société civile c'est représentant société civile fii ci Géejawaay nit ku am valeur di xeex loolu nga ne da ngay xaar sa cër ban cër man bu ma doon man lu ma sama liggéey mayul wala su ma xel su ma xalaat lu ma mayul du politique moo ma koy may du Macky Sall moo ma koy may du Racine moo ma koy may du personne moo ma koy may man du ma toll ba toll nii ma toll am at yi ma toll nii mel ni ma mel nii toog di basé wu ci nit loolu kon day mel ni man sama yaay jurul nit jurul ku baax or que man suis un homme de valeur la ñi fa nekkoon ay homme de valeur lañu kenn mënu leen jaay mairie ba man damay am sama soxla foofu di fa dox te bu ma demee tout le monde me respecte dama fay dem guddi di fa dem bëccëg lu ma fa soxla dama fay dem dugg fa kenn ëppalewuma fa dara bureau bu ma neex ma fëgg ko citoyen la dama fa am wàll te damay participer nag ci développement bi su ma waree fay taxe damay fay taxe lu ma war a fay pour mairie bi dama koy fay looloo ma may loolu ñoom ñëpp ñu respecté ma nekk ay nit ñu nga xam ni ak lu ma leen mun di wax xam naa ni il me respecte di leen nuyu ñoom ñëpp waaw mais di leen yëgal di leen wax encore une fois que ni jóg jot na yéen ñi nga xam ni ci panel bi ngeen bokk yéen ñi nga xam ni ñu ñoo yàgg di waxtaani kii ça fait 6 ans 7 ans diaspora bi ñoom pare nañu pour wan leen suñu doole ñun pour wan leen suñu doole ñun mooy ni am na parti politique yëpp yu nekk suñu biir panel bi parti politique boo ci xalaat mu ngi suñu benn panel bi te tet la parti boo xalaat nag yeewu Yeewi xawma Sénégal bu bees bii sax am na ci ay nit yi nga xam ne Yeewi Sénégal lañ bokk mais tey bu tànn jotee dañuy xool ki nga xam ne mooy intérêt Wakhinane Nimzatt loolu moom mooy defar sa gox te loolu maa ngi ciy féliciter tout le monde ñu gën a jàpp gën a defar waaw di wax ni aussi mon point de vue maintenant dama bëgg ñu koy def en live parce que ñi nekk extérieur diaspora bi dañu war di dugg live bi dañu war di dugg il faut ñuy xool kenn par exemple kenn ki nga xam ne mu ngi ci diaspora parce que ñu nga xam ne dañu pare pour mettre seen doole mettre seen xaalis mettre seen lépp il faut ñoom aussi ñu may leen temps de parole ñuy wax seen xalaat c'est très important ñi nekk fii aussi sport économiste enseignants yi professeurs yi ñooñu ñëpp aussi ku si nekk di foog nga wax il faut que ñu xàcceendoo dóorandoo loolu xëjul ci ay politiciens ñun ñoo politiciens yi ñun ñoo leen ëpp fuuf boo gisee Papis Camara ci koñam mel na fa ni nga xam ni tey kum ci ñaan njëkk nga may ko fa te du man kese de man kese néew moo sama biir koñ am na ñeneen ñi nga xam ñu ngi ci biir panel bi ñoo ma gën a ñoo ma gën a respect ñoom ñoo ma ëpp respecté ñooñu dañ leen respecté trop te ñooñu ku ñu ñaan aussi ñu may leen te bu ma leen waxee ñaan leen ñu ñaan imaam yi ba ci suuf am naa man pour wax leen loolu am na ñeneen ñi nga xam ne noonu la ñu mel seen koñ
kat koy rek waxi naan Cheikh Ngom Njaareem ba ci Daaru Rahman biir cité yi partout am nañ fa nit ñi nga xam ne bu ñu nee hey wañ seen loxo ne leen ànd leen ak kii moom la ñuy àndal mais le problème mooy ni tricher baaxul tey boo nee Papis il faut que yow nga nekk maire il faut nga nekk maire mais est-ce que Papis est prêt pour être un maire parewuma tey ku ma jox mairie bi parewuma musul nekk peut-être à l'avenir mun na nekk ma toog liggéey ci am sama programme am sama yéene pour sama am mais pas maintenant léegi musul nekk sama brain musul ko ci nekk musu ci nekk dama bëgg waxi naan Nimza pourquoi may jël li nga xam ne mënuma ko doxal du ma ko def par contre on a des gens yi nga xam ne fii ci suñu mouvement bi ak ci suñu gox bi ba ci ñi nga xam ne ay politiciens la ñi nga xam ne mën nañ leen jàppale ba pare wax leen ni nii lañ ko bëggee c'est possible jàppale leen ne leen nii lañ ko bëggee ba ci même bu fekkee ni on voit que ni Racine Talla moo fi sës tout le monde ñu raase wu ci ginnaawam imposé ko ni say conseiller tànnal gox bu nekk nga def fa conseiller même bu dee waa yeewu Sénégal yeewi Sénégal ki ñu indi bu dee moom moo gën Racine ñu def ko la même chose imposé ko ne ko nii lañ ko bëggee jëlal conseil partout c'est possible buñ ko réussir wax naan Nimza day raw ñëpp te vous voyez gis ngeen wax naan Nimza possibilité yi ñu fi am pour defar ay projet ay tout on a des possibilités nañ ko toppatoo bu baax waaw di gàttal laay bi di ko gàttal di wax ni semaine bii di ñëw pas semaine bi ñëw du yàgg tuuti dañuy defaat beneen live parce que bii c'était tout juste pour vous mettre au courant que ni dafa am li nga xam ni ci la ñu nekk ci la ñu bëgg a def ñun ñëpp pour ñu ànd ci entamé wuñ ko mais dama bëgg man li ngeen may wax ni Papis nañu tànn candidat man du man maay tànn candidat mënuma ko mais dinaa copter ñi nga xam ni Cheikh Ngom dinaa fa dem jël fa ki nga xam ne moo gën a représentatif mooy ki nga xam ne sax moom xam ne kii xam nañu moom bakkanam taxul muy wax heure bu waxee rek aqulaay taalaam lay wax ñu jël ko fa 2 ou 3 personnes Njaareem ñu dem foofu jël 2 ou 3 personnes Cheikh Ngom ñu jël fa 2 ou 3 personnes waxi naan Daaru Rahman biir cité ba gàddaay côté yooyu yëpp fu ci nekk ñu jël fa 2 ou 3 personnes yi nga xam ni jël société civile bi yëpp ñu toog en conclave ñu waxtaan ñu ne ñu kii kat buñ ko amee moom mooy ki nga xam ni moo gën ci waxi naan Nimza mu nekk policier mu nekk kum doon mu nekk li nga xam ne ñun ñëpp dañ ciy ànd waxtaan ko d'accord ci buñ ci d'accordee man Papis Camara man maay doon première personne bi nga xam ni dinaa jël moyen teg ko ci ba pare wax ko publiquement woo tout le monde diaspora bi tout le monde ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ñi nga xam ne dañuy ñëw sama kër bala man damay dem de waxtaan ñu ne ma boo pare naa loo ma laaj ma jox la ma dem ci ñoom ñëpp ñu def ni publiquement ñu def sunu kuréel bu mag ne leen kat diw la ñu bëgg moom mu diriger waxi naan Nimza ak ku mu munti doon bu ñu xamee ne sax même maire sortant bu dee moom la aussi ñu xam ni moom la ñu imposer ko mu jël partout des conseils pour doxal rek ànd ak moom financer ko jàppale ko ci financement bi jàppale ko ci ay oto jàppale ko ci lépp mu mun doon ñu jàppale ko ci day gagné par force su gañee nag moom bu jour bi mu gañee jour boobu lay commencé doxal lépp lu mu diggee woon lépp la koy commencé doxal jour bu mu ko wàccee jour boobu lañ koy dërëq ndiggam parce que dañuy am doole bi parce que dañuy nekk majorité dañuy am doole bi waaw donc loolu la il faut loolu ñu xam ni loolu mu ngi waaj a ñëw xool tout le monde ñëpp ñi nga xam ne sont des hommes de valeur yi nga xam ni seen bakkan taxu leen a jóg toog ñu ñëpp ñu def benn kuréel ñu waxtaane ko je pense que loolu laa waxoon ñuy wax ni candidat bi kan loolu laa waxoon man léegi nag mu balaa moo trop tard dinañ ci jublu dès maintenant soit ñu am candidat ou bien ñu bañ a am candidat mais képp ku nga xam ne daal day nekk maire mu wax naan Nimza dinañ ci influent trop waaw suñu kuréel bi ñuy def nii dinañ ci influent trop waaw di leen sant di leen gërëm di leen wax ni aussi bon
ñu moytu def lu bon, moytu di wax lu bon, moytu di def lu bon, moytu di wax lu bon. am nga sa connexion rek warut a tax ngay mën di saaga wala di wax lu la neex. koo saaga sa bopp nga njëkk a saaga, wala koo wax lu bon sa bopp nga njëkk a wax lu bon. man je suis à l'aise avec tout le monde, tout le monde. man n'importe quelle heure n'importe quel moment boo xoolee damay def vidéo. et beaucoup de gens yi nga xam ni man musuma gis nit ki nga xam ni man samay live naqari na ko ba pare mu ma koy woon, même bu ko méttee sax dina ñëw ñu waxtaan ci ba nga xam ni mu wax ma ni lii ak lii ak lii. en fin de compte dañuy toog waxtaan échanger mu xam ni kat Papis lii moo taxoon muy wax. et c'est important, c'est très important échanger. il faut que ngeen di ñeme di échanger. tant que duñu échanger duñu dialoguer dara du dox. waaw di sant gërëm ñëpp, di gërëm ñëpp, di sant waa panel bi, di sant waa panel bi cat ba cat, cat ba cat. diaspora bi mu tax chaque jour may wax diaspora parce que dafa am lu nga xam ne dañ ma ko woon. looloo tax ma leen koy wax. xam nga yombul nit ku la ne neel pipe rek ñu départ, loolu yombul. fii ñi nekk fii di def liggéey bu doy waar, des mouvements yi nga xam ne ñu ngi fii di def liggéey bu doy waar, bugguma citer mais ñoom xam nañ seen bopp. ñooy wax nii xam nañu seen bopp. continuer leen def liggéey boobu parce que dañuy ñëw, il faut que ñu ñëw. ñoom tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne liggéey bi yëpp benn la. ñi nekk opposition beeg ñi nekk pouvoir c'est la même chose, ñëpp defar moo leen tax a jóg. kon nañu defar, bàyyi saa bàyyi ngawte bi. duma dem nag te waxatuma ci journaliste yi. ñoom nañu xam ni ko paa bi di waxee rek, jàngalekat ak journaliste fen baaxul ci moom. boo fenee yow mi journaliste bi boo fenee di nga réeral ñëpp ñi nga doon jox information bu baax. yow mi di professeur bi boo fenee ki ngay jàngal day foog ni fen yooyu ngay fen noonu mooy dëgg. waaw di jéggalu nag, di jéggalu bu baax a baax li ma ci wax bu fekkee ne am na lu ci dëng wala lu ci metti nit maa ngi jéggalu bu baax. lu ci baax yàlla la, lu ci bon man la. di leen sant di leen gërëm.